léegi tontu bi ñu tontu foofu ci dimension boobu noonu. dafay am impact après seen évolution wala. oui et non dina am impact dans le sens où ku si nekk yàlla xam na fan la jëm ak yow ba pare te kon par rapport ak réponse ba nga jox day xool par rapport ak moom lim la yéene waaye nag lum la yéene foog nga wan ko yitte boo ko wanee yitte gu doy mu mën la matalal yéene gi boo ko wanul nag mu xam ni wax ji ci wax la yam mais du ci am impact dans le sens où yàlla noppi na démb kon scénario yeeg yëpp moom bam ca pare yàgg na xam na ku si nekk fa nga jëm waaye ci respect am ndax xam nga yàlla du weddi boppam du jox mbindeef gi volonté ba pare di ko tegaat volonté moom ensuite noonu rek la toll. ñoom ñi doon tontu itam. dañoo nuroo ñoom ñëpp ay propriété wala am na ay différences. y a de très grandes différences ndax xam nga balaa gi la ñuy tudd waaye fan la balaa gi jóge fan la balaa gi jóge c'est-à-dire que importance su balaa gi nañ d'accord ci lenn intention gu balaa gi moo ci am sens mais provenance su balaa gi moo lay wan affinité wu ku si nekk fan la féetee ci personne am xam nga moom lañ posé bii passé ci diggante soxna Aïcha ak soxna Fatima te yàlla def na sax boobu biñ koy posé waat fii maag Pape Cheikh Sall mi dañ doon ree ndax yàlla xam ne ay weer ci ginnaaw lañ doon gis discuter ci lu mel noonu mais gis nga problème mu affinité la mais boo nee affinité il faut nga comprendre bu ci nekk ban impact lay amee ndax gis nga boo nee soxna Aïcha li tax sommeil am waruñ ko déranger c'est parce que affinité mentale la am pour mën a dégg exemple bi il faut am benn histoire boo leen war a comprendre dafa amoon benn athlète américain yàlla defaloon ko ci jamonoom bokkoon na ci ñi gënoon a gaaw a daw am nag benn jour gannaaw benn course am journaliste yu ñëw di ko poser question par rapport ak entraînement ak yu mel noonu ba si yàgg am ko poser question ne ko waaye yow est-ce que sax yow gëm nga yàlla mu ne ko bañ a gëm mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne ko man maag moom suñu communication du dàkk mu ne ko sànq rek ci mujj ci diggu course gi mu ne ko ah loolu nu mu demee noonu mu ne ko sama boroom balaa maa gëm ni bëgg na ci man ma jël lim ma jox te joxu ko keneen ma fexe ba raw ci ñëpp mu ne ko kon nag ay tànk yu baax la ma jox ma mën ci raw ñëpp naa fexe ba daw ba kenn du ma dab fekk maa ngi def loolu maa ngi yëg ni bëgg na ci man kon nag nga comprendre di moom ci niveau boobu la yàlla di wax ak moom gis na ki nga xam ni tey jii moom affinité mentale la mais fekk xelam nekkul di fonctionner di togg ay xalaat di génne ay idées mais ruuxam sax du mën a dund bay mën a transmettre information bi mu war a transmettre parce que moom ci boppam bu boobaa njëriñ gi mu war a am ci affinité boobu lay jaar kon nag il faut que xel mi di mën a fonctionner te comme xel dafa soxla repos waaye li ma fi wax bi passé moo ci am repos état d'esprit la waaye day fekk nga entraîner ko ci sa bopp ci même lancé bi soxna Fatima moom affinité spirituelle la am maanaam ruuxam moo gën a développé yi si des kon nag bu fekkee dafay am njëriñ ci ruux gi lay doon waaye comme ruux moom soxlawul repos da ngay jël le minimum rek le minimum bi nga xam ne moom la yaram soxla xel soxla ko yam fa ndax li si des yëpp buy jëriñ ci ruux gi lay jaar kon nag moom soxlawul yenn repos yi gis nga façon boobu la affinité bu nekk ak fa nga koy jaaree affinité bu nekk ak information ba mu lay jox mais ça ne veut pas dire que nag fekk am nga benn affinité yi si des mënuñu développer yitte la rek boo defee yitte gi am résultat gi boo ko deful nag nga toog te xaar. léegi affinité boobu. nan la ko nit ki di découvrir si boppam 3 dimensions yi ko composé mu xam ni si dimension yooyu bii la gënal amal affinité nan la koy xamee.
waaw mais xam nga bu ko bëggee tàmbale rek directement ci dimension bi ci boppam dafay jafe. Il faut que mu xool ci domaine de vie yi ko wër ban la gën a dëppool lan moo ko gën a niru ban la gën a nekkee à l'aise aisance googu moo koy jox premier indice mooy li ñu doon wax bi passé ci repères yi il faut nga am repères yi mën a trianguler sa position bon position approximative gannaaw loolu nag loo gën a xóotal sa réflexion sa étude ak sa exploration ci la loolu notion yi di jàppale nga xam sa position exacte boobu moo lay permettre nag léegi sa progression ci sa chemin mën la jàppale c'est ça mais il faut que nit ki tàmbaleeg li nga xam ni bu ko defee yëg na ni am na luy yeewu ci moom am na mais du sax baatu yeewu mais am na luy dund daal ci moom c'est ça. xëy na benn bi sax expérience pratique la. te mooy ci dimension yooyu am na lu ñu seetlu. te mooy daje yi ñuy am ak échange yi ñuy am. léeg-léeg di nga seetlu mu mel ni. sa xel daje ba dana jeex. mais mu mel ni jeexul pour sa xel. parce que réflexion yi dafay continuer. est-ce que loolu cela veut dire que affinité bu nekk ci nit ki la wala c'est juste que expérience bi mu jógee la. xam nga ñoo ngi koy waxtaan fii ci dimension yi jiitu nit li mu gën a mën a réagir mooy stimulus te loolu c'est vrai pour toutes les dimensions comme nag xel gi daje nag stimulus bu bees il faut que mu exploiter il faut que mu étudier il faut que mu miin ko xamante ak moom maîtriser ko pour mën ci génne lim ci war a génne yëpp parce que lu mu xamul la gis nga ci même principe boobu boo duggee ci cadre physique dafay ñëwaat gis nga ki nga xam ne moom miinul entraînement bu ñëw rek commencer day jafe day diis ci moom day metti ci moom parce que xamul lool yaramam xamul loolu miinu ko waaye bu ko defee defaat ko mu commencer yomb parce que stimulus bi xas na ko ba enregistré xam na ko miinante na ak moom kon nag il faut nga joxaat ko dose bu gën a fort fekk defoo loolu bon day gën di yomb rek ba keroog mu lay commencer gaañ ndax lu yomb ak lu baax bokkul c'est très important. waaw xam naa bu ñu toppee logique développement bi xëy na question yëpp du ñëw. ñu du jàll ci beneen question muy lan mooy différence entre spiritualité ak mystique. boo ko ne si moo doon indi bi passé de waaye xam naa heure bi xat ci même cadre boobu sax dina amaale leneen lu ma abordé waaye nañ tàmbali ci question bi spiritualité neexook sa boroom la te dund ko relation la communication la affinité la amour la ainsi de suite looy dund la ça n'a rien à voir ak sa jaamu yàlla ak sa leneen ndax yàlla moom li muy xool sa diggante ak moom bokkul ak lu formel li ndax yàlla xam ne di nga toog fekk na yaa ngi ci sa diggante ak moom foo xam ni ñu nodd nga jóg julli mu jéppi la lu jar a def attention la parce que foofu balaa sax ñuy yóbbu wax ji fu mu àggul lan mooy julli du julli dañ ne entrevue la ak yàlla ki nga xam ne yaa ngi waxante ak moom di waxtaan ak moom ba pare nga ne da ngay jóg bàyyi ko fa ndax lan da ngay fekk yàlla boo fa demee ba xam ni nga ko fekk doo ko fa fekk ndax yaa ngi ko bàyyi fi mu la fekk moom noonu rek la toll